en personne mooy nit ku yées ki mooy nit ku bon ki moom si boppam moo njëkk a xas nitu diine moo njëkk a xas kilifa diine bu ko defee xajam yi nekk si réseaux sociaux yi bu ñu xasee kilifa diine warul jaaxal sénégalais parce que ku dégg xam ne Ahmed Khalifa Niass dañuy ne sax sëtu yonent bi la bokk foofu si tarixa ñaseen ñëpp xam nañ ne kilifa la mais Ousmane Sonko en personne moo ko njëkk a xas wax ko ay kàddu yu tegginiwul dam leen di koy tagal ngeen déglu bu ko defee ngeen xool xaju Ousmane Sonko yi bu ñu waxee dara si kilifa diine yi ngeen xam ne dañu ko jëlee si seen papa Ousmane Sonko donc nekk leen di maye cœur encore une fois ñu ngi maye ñoom seen ay bopp yu mer de wane naka dañoo mer mais yéen cœur yi rek ngeen di bës bu ko defee incha allah live dina xumb te dagan du dëgg fii la ñuy toog di invité ministres yi di invité directeurs yi di invité députés yi fii mooy seen waxukaay si réseaux sociaux yi Kaliphone la donc ngeen déglu Ousmane Sonko mbaam xuux bi lan la waxoon Ahmed Khalifa Niass ak lu mu ko tuumaal bu ko defee ngeen déglu kii mooy Ousmane Sonko mu ëlbatiku nag demaat kër Ahmed Khalifa Niass mel ni du woon moom moo fi yëkkati woon kàddu yu ñaaw yi jëmale ko si Ahmed Khalifa Niass ñu déglu. dégg ngeen barki démb kenn kuy wooye boppam kilifa diine nga xam ne peut-être ñi fi gën a jeune duñu xam histoire am waaye ma fàttaleen ni moo fi créé woon parti bu tudd Hizbullah ne day jël nguur gi par force imposé diine ba Senghor tëj ko kaso mooy koo xam ne su demee Iran ne leen chiite la mbëkk leen ñu jox ko ay milliards mu daw bu demee Arabie Saoudite ne leen wahhabite la mbëkk leen ay milliards ñu jox ko xaalis mu daw bu demee ci Xadafi ne ko yow sëtu yonent ka man sëtu yonent la mbëkk fa ay milliards daal di ñëw toog mooy koo xam ne lu mus a nekk complot ci Afrique ak lu mus a nekk complot ci Sénégal loxoom a nga ca boo demee ci livre bi Abdou Diouf bind mu ngi fay nettali bi mu demee Niger di fa def yëfu saay-saay ba ñu jàpp ko fa torturé nañ ko fa lakk nañ fa ay affaire am. dégg ngeen kàddu yu ñaaw yi mu wax nee na torturé nañu ko ba lakk fa ay affaire am subhanallah lii la Ousmane Sonko yëkkati wax ko Ahmed Khalifa Niass torturé ba lakk affaire am kii mooy Ousmane Sonko lu toll ni Ahmed Khalifa Niass di nitu yàlla nitu diine Ousmane Sonko toog en public mu ne torturé nañu Ahmed Khalifa Niass benn dëkk ba lakk ay affaire am olof la wax xam ngeen affaire am mooy lan waxul gémmiñam waxul tànkam kàddu yooyu dafa ñaaw ba bugguma si jaar kii mooy Ousmane Sonko kon ay xajam yu góor ak yu jigéen bu ñu nekkee si internet bi di saaga kilifa diine yi dañ kaa jëlee si Ousmane Sonko bi parce que lii mënut a weesu reewande lu toll ni Ahmed Khalifa Niass ñuy wax ne sëtu yonent bi la Ahmed Khalifa Niass ngeen xam fu mu bokk si Kaolack lii mbaam bii di Ousmane Sonko génn yëkkati kàddu yi ñaaw yi ne door nañ ko fa ba maltraité ko ba lakk affaire am kàddu gu ñaaw la Ousmane Sonko wax dama bëgg ngeen dégluwaat ko 2 secondes rek dégluwaat leen ko déglu leen. nañ ko fa lakk nañ fa ay affaire am. lakk nañ fa ay affaire am déglu leen. def yëfu saay-saay ba ñu jàpp ko fa torturé nañ ko fa lakk nañ fa ay affaire am. dégg ngeen kii mooy Ousmane Sonko. ñooñu tey benn échantillon rek ci mbir mi ñooñu tey ngeen di dégg ñu yor seen làmmeñ di mbël-mbëli parce que dañoo njortu ni seeni intérêt barki Dembo Ndiaye rek lañ ma andil ay kayitam fii Lac Rose rek 2011 ndax na fi Ablaye ba mu jox ko 165 hectares 1,650,000 mètres carrés. mu ngi ñi fi nekk ñëpp mënoon nañ ci am kër. mu ngi fen de dégg ngeen. teguwul ci dara lu dul njuuj njaaj ak maguy parce que du ci mérite. kii nag sama doom la ba ma ko waxee ne. léegi gis ngeen Ousmane Sonko ba mu fenalee Ahmed Khalifa Niass duulal ko toog ne Ablaye Wade jox na ko sa Lac Rose ay hectares yi hectares ëlbatiku Ousmane Sonko dem kër Khalifa Niass Ousmane Sonko yaay kan est-ce que yow gor nga Ousmane Sonko est-ce que yow nit nga Ousmane Sonko nooy mën a taxawee publiquement nga xas gor bii nitu yàlla bii nga ni Ablaye Wade jox na ko ay hectares terrain ba ñii fi toog yépp mënoon nañu am ay kër nga fen loolu
déeta waaye nga ne kii toroxal nañ ko bitim réew ba laq ay awram nga fen loolu si kanamu nit ñi Ousmane Sonko ngay woote fii yaaram di ñëw këru Ahmed Khalifa Niass di ko taggaat mel ni du woon yow kon yéen ñi doon wax maa ngi doon saaga Macky Sall tey may tagg Macky Sall xanaa Ousmane Sonko du ngeen wax bosam moom mii toog publiquement di duulal Ahmed Khalifa Niass di ko fenal di ko ne Ablaye Wade jox na ko ay terrain sangam de mètre carré fekk ay duul la toog di naan Ahmed Khalifa Niass dafa doon def naka sudul noonu ci àll bi tey Ousmane Sonko nga ëlbatiku dem kër Ahmed Khalifa Niass déglu leen kàddu Ousmane Sonko yi ba mu demee kër Ahmed Khalifa Niass duul rek lay def nguur jaral na ko lu ne déglu leen Ousmane Sonko. kenn du ko laal kenn du ko laal kenn du ko laal sama bakkan bi laa ci def maa ngi koy confirmer. bu rëy buñ ci am. déglul duulu Sonko yi Khalifa Niass ñoo ko doon suivre boobu duggaguñu ci politique. déggal duuli. mooy koo xam ne kenn nattablewul dimension intellectuelle am. subhanallah encore sax bi ñu weetee nii balaa may dugg politique depuis ay année 2009 tey sama ordinateur su ma ko andi woon am na benn chemise bu ma ubbi tuddee ko Ahmed Khalifa Niass lu bëri damay bind ci ay contribution ay article maa ngi ko wax léegi benn bu muy doon ci finance internationale ma toog ne waa góor gi moom lii rek fu mu ko xamee donc ñëw seet si ku mel noonu nga xam ne ci wàllu xam-xam xalaat ak xel li amul kenn koo xam ne di nga am xel ñaar ci Sénégal c'est toujours un plus muy daa am ku ma bloqué Diouf maa ngi lay débloqué ah. am nañu yaakaar ni dina ubbi bis ni ki tey beneen bunt beneen dimension ci relation ak collaboration. oh là là may la ma xaar daa ñëw si écouteur bi gars yi may la ma. Pardonnez aux candidats heureux mais c'est pas le monde à l'envers ça. dégg ngeen barki démb kenn kuy wooye boppam kilifa diine nga xam ne peut-être ñi fi gën a jeune du ñu xam histoire am waaye ma fàttali leen ni moo fi créé woon parti bu tudd Hizbullah ne day jël nguur gi par force imposé diine. maa ngi jégalul daa am ku ma bloqué woon. ba Senghor tëj ko kaso. mooy koo xam ne su demee Iran ne leen chiite la. dégg ngeen de. mbëkk leen. fii mu ngi duulal Ahmed Khalifa Niass di yàq deram mu ëlbati ko dem kër Ahmed Khalifa Niass naan kii ku baax la boo xoolee histoire politique Sénégal ku baax la Ousmane Sonko yaay kan. yow yaay kan Ousmane Sonko sa duuli pour lan la sa feni déglu leen feni. jox ko ay milliards mu daw bu demee Arabie Saoudite ne leen wahabit la. dégg ngeen mbëkk leen ay milliards ñu jox ko xaalis mu daw. bu demee ci Xadafi ne ko yow sëtu yonent ka man sëtu yonent la mbëkk fa ay milliards daal di ñëw toog mooy koo xam ne lu mus a nekk complot ci Afrique ak lu mus a nekk complot ci Sénégal loxoom a nga ca. da ngeen de waa koo xam ne complot bu mas a am Afrique ak ci Sénégal loxoom a ngi sa Ousmane Sonko looy wuti këru kooku Ousmane Sonko gëmoo dara. Ousmane Sonko noo mën a duulee toog ci kanamu adduna bi ubbi sa gémmiñ bi fen nga fen yi rëy ne Ahmed Khalifa Niass dil bu gën a tilim si Afrique loxo ma ngi si dil bu gën a tilim Sénégal loxo ma ngi si waaw Ousmane Sonko lan ngay dem wuti kër Ahmed Khalifa Niass donc man de bu ma xamee ni nit kii ku bon la du ma ko fréquenté mais Ousmane Sonko yow doo nit pouvoir jaral la nga xoola li nga woccoon nga lekkaat ko kon gars yi vaar a ngi nii si Ousmane Sonko yéen ñi di naan vaar lii du vaar ku toog di fenal Ahmed Khalifa Niass ëlbati ku dem këram di ko ne yow kay patriote nga yow archive ba ñuy nekk xale Ousmane Sonko qui es-tu sa duuli doy na ñu déglu. boo demee ci livre bi Abdou Diouf bind mu ngi fay nettali bi mu demee Niger di fa def yëfu saay-saay ba ñu jàpp ko fa. torturé nañ ko fa lakk nañ fa ay affaire am. dégg ngeen. ñooñu tey benn échantillon rek ci mbir mi ñooñu tey ngeen di dégg ñu yor seen làmmeñ di mbël-mbël parce que dañoo njortu ni seeni intérêt barki Dembo Ndiaye rek lañ ma andil ay kayitam. fii Lac Rose rek 2011 ndax na fi Ablaye ba mu jox ko 165 hectares 1,650,000 mètres carrés ñi fi nekk ñëpp mënoon nañ ci am kër.
fen rek teguwul ci dara lu dul njuuj njaaj ak maguy parce que du ci mérite. kii nag sama doom la ba ma ko waxee ne leen kenn du ko laal kenn du ko laal kenn du ko laal sama bakkan bi laa ci def maa ngi koy confirmer. ma ne kii yàlla gën a gore bu rëy buñ ci am. déggal fen yi parce que Ahmed Khalifa Niass ñoo ngi ko doon suivre boobu duggaguñu ci politique. dégg ngeen mooy koo xam ne kenn nattablewul dimension intellectuelle am. maa ngi ko wax sànq bi ñu weetee nii balaa may dugg politique depuis ay année 2009 tey sama ordinateur su ma ko andi woon am na benn chemise bu ma ubbi tuddee ko Ahmed Khalifa Niass. lu bëri lu muy bind ci ay contribution ay article maa ngi ko wax léegi benn bu mu bindoon ci finance internationale ma toog ne waa góor gi moom lii rek fu mu ko xamee donc ñëw seet si ku mel noonu nga xam ne ci wàllu xam-xam xalaat ak xel li amul kenn koo xam ne di nga am xel ñaar ci Sénégal c'est toujours un plus muy loo xam ne it am nañu yaakaar ni dina ubbi bis ni ki tey beneen buntu beneen dimension ci relation ak collaboration. gis ngeen dinañu ngi xool beneen buntu pour relation ak collaboration mu ngi ñëw ne dafa bëgg a def ak collaboration ak Ahmed Khalifa Niass te yow nga toog ne Ahmed Khalifa Niass Ablaye Wade may na ko terrain Ahmed Khalifa Niass da doon dóor dëkk bu mu dem yow kuy dóor kuy def naka su dul noonu looy soxla collaborer ak moom waaye Ousmane Sonko yaay mbaam déglu leen kii lu mu waxoon ci Ousmane Sonko ñu ñëw. Sénégal nuyu naa leen man la ambassadeur tey nag dama bëgg a samp ab laaj bi maa ngi koy jagleel Ousmane Sonko coow li bi mu amee ba léegi ñu ngi jël ay position di la défendre di bëgg a xamal nit ñi ni liñ la ci nar a teg jaru ko waaye nag dafa am loo xam ni force ñu laaj ko parce que ñun tamit ginaaru kenn nenuñu te am na luy commencé tey suñu xel. bu njëkk coowal Ousmane Sonko la woon ak Macky Sall ak complot buñ jaaree ci Adji Sarr léegi Adji Sarr génn na wax te moom tamit doomu réew mi la di nit di xale lu jigéen toog wax te li mu wax lépp jub ñu nit ay nopp lañ yore akum xel di xalaat ndonte buñ ci amee yu ñu dàq am na ci yoo xam ne mën nañ koo nangu. léegi nag Ousmane Sonko wër-wërloo bi war naa mën a jeex toog dajaloo ak say avocat ñu lay xelal li nga war a wax ngay génn di jaar ci sensibilité wu sénégalais yi doy na il faut nga génn wax ñu dëgg dëgg bi ñuy sàkku mooy il faut nga wax ñu li xew ca biir néeg ba sa diggante yow ak Adji Sarr bu fekkee laal nga wax ñu bu fekkente ni laaloo nga wax ñu mu leer comme ni ko Adji Sarr waxee parce que débat bi dafa am fu mu jëm ci sama xel mu gàtt bi muy door problème mu yow la woon ak Macky Sall léegi kenn tuddatu ci Macky Sall yow la ak Adji Sarr ndax Adji Sarr génn na damay ragal mu dem ba doon problème mu yow ak biiru Adji Sarr ndax bis bu leen état di woo ngeen di jàkkaarloo war na ma ni biir lay yóbbaale ndax ñoom it ñi ngi programmer seen plan et damay ragal débat bi àgg ba ci yow ak doomu Adji Sarr dafa la jëm bu ci kanamee dina doon yow ak liir ba bis bu juddoo te loolu gàcce lay doon pour ñëpp ñi nga xam ne ñoo topp ci sa ginnaaw moo tax may sàkku nga génn nga wax bu fekkee laal nga wax ñu jàpp naa ni laal gi ñëpp ñi mel ni man ak li ñu gëm ci yow du yàq dara ci conviction bi ñu am ci sa ginnaaw li ci doon gàcce mooy sa diggante ak say mbokk Ibadou Rahman loolu mën ngeen ko lijjanti ñun loolu suñu yoon du ci nekk mais il faut nga génn nga wax ñu il faut Ousmane Sonko nga génn nga wax ñu sa diggante ak Adji Sarr mu leer laal nga wala laaloo bëgg nañu xam jërë ngeen jëf bëgg nañu xam kon loolu question la bu ñu posé Ousmane Sonko dañu bëgg nga def point de presse wax sénégalais yi nga yore kaamil alxuraan comme ni ko Adji Sarr waxoon nga waat ndax daanu nga wala daanu woo loolu rek la ñu bëgg a xam donc gars yi